Asalaamaaleykum, man maa ngi tudd Thierno Seydou Diallo, président de la commission communication de l'organisation de cette manifestation. li wundu manifestation bi ñi ko initié d'abord dafa di benn structure bi ñu naan le panel pouvoir opposition mu regroupé ay ndawi politique du département de Pikine yoo xam ne bokkuñu jëmuwaay waaye yàlla def mu di daje ba nga xamante ne dem na ba jur une familiarité ba tey jii lépp lu nga xamante ne dañ ko yëkkati pour le bien de la communauté ku ci nekk da ngay teer sa divergence wa fàtte fa nga bokk ñu bokk benn jëmuwaay bokk na ci tey li ñu def nii mu nga xamante ne dañu yëkkati action bi pour dimbali les autorités parce que xam nañ ne mbas mi ba mu tàmbaleeg léegi ñoom def nañ ci seen doole def nañ ci seen alal def nañ ci seen ñax yëpp mu yàlla def mu tombeek en période de d'hivernage on s'est dit que nag il faut que ñu jóg malgré que autorités yi def nañ la ñu war a def yëpp mais bu mbënd bi ñëwee bu mu tax ñu fàtte coronavirus bi c'est juste pour dire aux populations de veiller au grain bu ñu naagu ci seen bu ñu tëdd ci seen laurier dañuy bàyyi xel ne coronavirus jógewu fi ba tey jii nii donc c'est ça dans ce sens la ñuy wax ne nañu organiser journée bii nga xamante ne journée de don la don de masque de gel ak de produits antiseptiques vraiment jagleel ko effectivement la ñu constaté ne gis nga fi mu toll nii bu mesure administrative jógee première semaine bi ñëppay takk masque mais buñ ci jógee dañuy bàyyeeku nit ñi da ngay dugg ci oto sax ñii takk masque ñii takkuñu masque ça veut dire tout simplement que jëluñu conscience ci danger bi nga xamante ne ñu ngi koy dugal ci population bi donc loolu ñun ñu jóg ñu ne foog population bi d'une manière générale parce que ba ñu dugg see ci dëkk bi dañu seet jaraafu gox bi nga xamante ne mooy le maire wax dëgg yàlla ba ñu sumbee mbir mi mu taxaw ci am ci taxawaay bu am solo wax dëgg yàlla moo tax ba ñu jógee ñu ànd ak moom def distribution et moom tamit mu wax ñu point yi nga xamante ne ñoo stratégique ci commune bi fi nga xamante ne xëy na moo gën a exposé wax dëgg yàlla ñu dem fa def distribution donc ci kaw loolu vraiment ñu koy remercier moom it ba ñu yëkkatee mbir mi mu am ci taxawaay bu am solo jox ñu alalam boole ñoo ay nitam wax dëgg yàlla mu doon journée boo xamante ne tey jii Pikine noonu xam nañ ne tey jii wax dëgg yàlla lu mel nii liñ ko war di saxal parce que maire yi mënuñu dara état bi tamit am na ay limites ñun population yi ñoo war a jóg véritablement jàpp ci ndax population bi mën a soulager wu. lu mel ni panel pouvoir opposition wax dëgg yàlla c'est une exception nationale sax laay wax parce que tey jii dafa regrouper ay doomu Pikine yëpp politique de tous bords mais boo xoolee wax dëgg yàlla malgré suñu divergence politique bu l'essentiel taxawee ñun ñëpp dañuy fàtte suñu féete politique. la preuve tey jii ñu ngi Pikine Nord député Sala Korea bi nga xamante ne mouvance présidentielle la bokk mu ngi fii le maire Amadou Diarra bi nga xamante ne moom itamit moo yor mairie bi mu ngi fii bokkuñu parti am na ñu nekk Pastef fii am na ñu nekk ànd PADS ak yeneen parti société civile aussi ñu ngi fii donc ñun on n'en est pas à notre coup d'essai bii mooy suñ troisième activité boo xamante ne lépp duñ koy def pour njëriñ population bi bu njëkk bi def nañu match de football boo nga xamante ne dañu boole opposition pouvoir c'était pour apaiser les tensions à la veille des élections loolu benn jéego la woon ñu jógati def li nga xamante ne mooy randonnée pédestre donc Pikine yëpp ànd ci mu doon une réussite totale tey jii mu doon suñ troisième manifestation boo xamante ne tamit dañu fàtte suñu parparloo ñëw pour jàppale population bi jàppale aussi les autorités publiques wala ni leen ne seen doole wax dëgg yàlla gis nañ ko waaye ñun dañu indi li as néew bu ñu am jàppale leen ko ñun ko ah bon loolu peut-être xam naa dinañ ci waxtaanaat parce que fi mu toll nii moom y a beaucoup de projets en vue mais incha allahu rabbi buñ ci jógee rek dinañ leen wax ci lan lañ jëm après